Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar ju tomb ñett tey jii di wér juróom-benn fan juin 2021 mu di seen émission Hashtag News di ci dal rek monsieur Ibrahima Sall di jiitu ASRED niñ koy defee ay bés bu nekk dañu ñëw yéen ci hashtag bi nag moo di gannaaw mbiri Boy Djiné bi nga xamante ni dinañ ci waxtaan bu baax a baax beneen coow moo am naka alxames bi ñu génn àllarba sax ci ngoon ndaxte communiqué bu rek nguur gi dañ koo fësal jëm ci wàllu rek fi nga xam ne moo di Kër Massar na ko Macky Sall diggee woon askan wi daaw ca nawet ba mu demee ca mbënd ba nee na leen def nañ ko ñeent fukk ak juróom-benneelu département fii ci Sénégal kon nag am na it ay juróomi arrondissement yoo xamante ni nekk na ca seq na ko mbir mi nag bu mu amee laata ñu koy sax officialiser coow li bari woon na ba mu amee it ku ci nekk yaa ngi ci di ci yàbbi gannaaw nag la ñu naan loo xam-xam demb ma demb gën la xam demb waral ñu jokkoo ci ak it koo xamante ni xam-xam màcc na ci wàllu décentralisation kàngam la ci di Amadou Sène Niang mu ñuy xamal rek ngëneel yi ak rëq-rëq yi ñu teewlu ko. département moom bu fekkee da nga koy def nga ni pour régler mbënd mi la je crois que loolu gisuma ku ko gis fenn si àdduna ndax du bu fekkente ni mbënd dafa am du créer ay préfecture ak ay sous préfecture mooy tax dëgg-dëgg mbënd mi dañ mais dinañ ma wax ni li leen taxoon a jóg mooy fexe ba kuréelu nguur googu jegeñ askan wi loolu nag lu ñuy nangu la parce que ay militants décentralisation lañ ndax li nga xamante ni moo tax a jóg décentralisation mooy dogal yi ñu koy jëlee si suuf donc loolu nekk na loo xamante ni c'est un point positif wante bu fekkee loolu moo leen tax a jóg pour jegeñal bërëbu dogalukaay yi ak doxalukaay yu mbiru état ci askan wi loolu waruñu ko yemale rek si Kër Massar beneen bi mooy dina yàq lool élection yi ndax élection yi juróom-benn weer si def mais tey jii si tey bu fekkee jël nañ dogal yu mel nii dina changer carte électorale bi ndax gis nga fu ñu def préfecture sous préfecture il faut que préfet yi ñoom ñooy organiser élection yi benn ñaar carte électeurs yi nekk diggante waa Kër Massar Bambilor ak Sangalkam près 2 millions de Sénégalais ñu nga fa donc seen carte électeur il faut ñu changer ko donc loolu lépp ay jafe-jafe la yoo xamante ni mu ngi ci table ji te dinañ ko gis ci kanam. aywa Amadou Sène Niang xam-xamam màcc jëm ci wàllu décentralisation moo doon indi ay leeral sëñ bi Ibrahima Sall café gi léegi mu ñëw incha allah. dégg nga ko lan nga xew-xew boobu mu ñëwee noo ko déggee ak noo mën a noo jàngatee li nga xam te moom la Amadou Sène Niang di sunu xarit dëkk ci tëng gi daal di wax. waaw vraiment jàng nañu ko yëg nañu ko ci presse bi loolu dafay wane ne. ki nga xam ne mooy jiite dëkk bi muy son excellence le président de la république volonté mooy nekk volonté bépp membre gouvernement bi loolu lay wane moom bu bëggee dara daal loolu du nekk problème pour ñu jëfe ko dañuy gis ne peut-être yii ni c'est des choses purement politiques pour wàññi doole seen yenn adversaire politique peut-être loolu la xel jàpp te loolu moom mooy dëgg noonu lañ def ak Khalifa Sall def ko fële nga xam ne moom mooy Bambilor defaat ko Kër Massar pour des raisons purement politiques mu nekk loo xam ne ay actes yu ñaaw la yoo xam ne dëppawul ak démocratie par pouvoir bu fekkee dañu la ko jox pouvoir boobu da nga ko war a jël nga am si yërmande si sa askan mais waroo ko jël nga di ko xeexee loolu moo si suma kàddu. di xalaatu rek Ibrahima Sall acca ñu sarax dugg ci waxtaan wi coow li Boy Djiné la def na yi fi jinne génn ñu baal ma ci ni may waxee waaye nag mel na ni rombul jinne yi ndax ña ngi ko teeru ci Missirah Tambacounda mujj ko jàpp Sall. waaw xëy na dañuy leeral ne moom du jinne dafa am yaay am pap am soxna amoon ñaari soxna kenn ki mu wàcc ko mu dese ko benn soxna muy jabu mu am doomam wàcc liggéey ñu di ko jaale am yaay papam aussi wàcc liggéey li ñuy wax naan jinne la loolu ministre Sidiki Kaba moo ko daan wax ba tur bi law bu ko presse bi daan bu ñu am booba amuñu woon lay ci Boy Djiné par ni mu doon rëccee ci kaso yi dafa yomb amuñu si benn lay léegi ñu indi connotation jinne bi naan jinne pour leurrer askan bi mais loolu lépp nekkul am na xarañte am na xel moo xam ne may na ko saa bu lalee ay pexem suñ ko si jàppalee tuuti rek daf koy réussir jéggi nañu xibaar bi ne jàpp nañu ko fi nga xam ne mooy Tambacounda man personnellement déggante woon naa ak moom xamaloon naa ko ne que bëgguma woon. déggante nga ak kan ak Boy Djiné. kañ nga déggante ak moom àllarba. wala loolu jarul ma koy préciser exactement kañ laa. déggante kon bu mu rëccee yow déggante nga ak moom. déggante naa ak moom parce que man dama jiite kuréel bi ma jiite day dimbali. ñii caabi féete ginnaaw ak képp koo xam ne ancien détenu nga ak koo xam ne yoon daf la teg loxo ba ma déggantee ak moom it xelal naa ko ne ko bu ma sañoon doo rëcc bu ma sañoon nga dem nga delloo sa bopp yaakaar naa ne bu fekkee ne technologie yegg na fenn fi loolu buñ ko vérifier dinañ gis ne loolu moo si nekk suma kàddu ma jàng daal rëccam ak beaucoup de regret Baye Modou nag rëccam dafa am message. message bu fort bi mooy yuuxul ne bépp détenu boo xam ne
yaa ngi nekk ci détention arbitraire wala ñu ngi la téye ci anam boo xam ne dëppool ak démocratie si réew mu ndaw comme Sénégal ñu téye ab jeunesse sacrifier seen àdduna maa ngi lire benn bataaxal ci journalu L'As ñu wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso yi te atteeguñ leen ci 11000 détenus yi ñu ne toll nañ si 117 loolu dama koy démentir formellement lay démentir loolu ne maanaam lim bi ëpp na loolu 117 yooyu rek boo demee rien que pour Rebeuss fanweeri kaso juróom-ñaar mais boo demee rien que pour Rebeuss rek lim bi fa nekk romb na 200 kon buñ ne 117 détenus ñoo nekk ci situation détention provisoire loolu sax xel daf ko nanguwul. waaw kon ëpp na ko di leen. ëpp na ko di leen. aywa ñu ñëwaat ba tey rek ci mbir yi Boy Djiné moom rëccam gi ndax c'était quelque chose de prévisible vraiment ndax amoon na lu ko wane bien avant muy rëcc. waa dëgg ñëpp dañ ci am mbetteel dara mënu ko woon wane. dara mënul woon wane ne moom dina rëcc parce que foofu man mii en tant que président ASRED dem naa fa. rencontré woon ko moom ñu waxtaan ma doon def rapport ci moom mais également néegam sax ba muy finaan dugg naa ba ci biir dem naa fa visiter que fi nga xam ne moom la ñuy wax quartier haute sécurité boobu boo bëggee également mën naa la wax historique am wax la xeetu sécurité yi nga xam ne ñoo am si prison quartier haute sécurité boobu d'abord benn commandant wu administration pénitentiaire bu nekkoon foofu moom moo ko tabaxoon bi mu ko tabaxee ñu indi la colonel Daouda Diop bi nga xam ne moom mooy gouverneur u palais jamono ji Daouda Diop bi mu ñëwee mu ne bërëb bi ma gis nii comme ñi ngi coow mbirum terroriste ci àdduna man dama koy jël ma defar ko tudde ko quartier haute sécurité boobu tukki na dem États-Unis gis xeetu kaso yi am foofu mu ne boobu daf koy copier Sénégal ñu tuddee ko quartier haute sécurité mooy bi Boy Djiné nekk waaw boobu c'était pour buñ jàppee ay terroristes ñu yóbbu leen foofu sécurité boobu dafay nekk 5 niveaux sécurité 5 niveaux la 5 niveaux boobu détenu bañ fay jent yoon dafay wax ne benn 1 heure de temps lay noppalaku lay doxantu ci 24 heures looloy sécurité 5e niveau mais foofu sécurité moyenne moo fa am moyenne ou détenu bi waaw bu digg doomu détenu bi dina mën a doxantu 3 heures de temps moom ak yeneen détenu bu fekkee dañ ñëw ci aspect sécuritaire bi aspect sécurité bi dañ koy jël ci ñaari pàcc benn bi dañ koy woowee sécurité passif mooy sécurité boo xam ne nii dafa dem ci infrastructure yi bâtiment yi ni ñu ko defaree barbelé yi néeg yi ban dimension la war a am loolu la ñuy wax sécurité passif mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci bâtiment prison bi maanaam barbelé bi néeg yi yan dimension la war a am configuration prison bi chemin de ronde loolu la ñuy wax sécurité passif bu ñu jógee sécurité passif dafa am lu ñuy wax sécurité active mooy lépp lu concerner le personnel pénitentiaire ndax doon nañ fuyee néegu Boy Djiné ndax xooloon nañ ndax Boy Djiné yor na buum ndax gris yi màggetoon na ndax barbelé yi doon nañ ko changé ndax garde yi doon nañ jug di rondé loolu la ñuy wax sécurité active boo xoolee ci ñaari boor yëpp sécurité active bi dafa am problème moo tax xale bi rëcc sécurité passive bi dafa am problème ndax ci gris la jaar maanaam ci configuration prison bi ci gris bi la fëx yeew bum jaar si barbelé yi dem yoonam kon ñaari côté yëpp problème mu sécurité yi am na foofu. ok dooguma la mais xam nga yow loolu dafa am rek nga ne bërxët ñett yow ak Babacar Ba forum du justiciable ko ma koy saluer au passage rek ngeen génn communiqué ni non lii du yoon warul am. waaw warut a am ndax sécurité am na fa. waaw parce que donc lii ñàkk kaaraange la parce que li nga fi wax ni yëpp sécurité la. moyen nag oto gi yëpp active passive sécurité la mais kon lii bu amee est-ce que amul ñoo xamante ni donc dañ ko jàppale ba mu dem. waaw loolu kañ moom wax ju yàqu la parce que li tax ñu ne loolu wax ju yàqu la mooy xam nga foofu bu doon demuñu fa ñun dañ dëgg rek mais yàlla daf ñu may man ak Babacar Ba en tant que ay droit de l'homme ñu am cër ci dëkk bi dañ demoon masawu ña fa nekk bañ demee gisal nañ suñu bopp dañ ne fii nit moom mënu fi rëcc. ndax moom prison la ci biir prison yi. effectivement moom nit ñi xamuñu loolu de camp pénal dafa am. mais haute sécurité prison la. ci biir prison yi kër ci biir kër ba pare mu am ay garde yoo xam ne ñoo koy garde spécialement mu am chef de poste am ay agent foofu li fa nekk 10 chambre la. chambre bu nekk ñaari déet ñun nag moo tax mbir bi mu amee ñun biñ si jokkoo dama ne Babacar ñun am naa mbetteel. ndax bi ma xoolee gris bi mu jaar. nan la ko mënee dagg wekki ko karaj te néegam ak fi garde yi toog benn la ñaar mooy buum ga mu jaar rëcc kan moo ko jox buum gi mu rëcc. si biñ ne moom la daggee weñ bi si boobu kan gardaaka ka jox kan moo ko jox kon sécurité active bi may wax day ñëw bu doon chemin de ronde bi am na bu doon ñi ngi def ay fuy ci néeg bi kon logique du nangu chemin de ronde ñëwaat ci mooy chemin de ronde mënula am ndax camp pénal biñ koy tabax jamono yi ay kër amu fa chemin de ronde mooy ngay wër prison bi léegi nag kër yiñ tabax moo tax chemin de ronde boobu amul loolu si sécurité active bi déjà loolu faay la donc kon moom wax na ko
moom nee na man ay failles laay xool ma exploiter failles yi. mais bu fekkee ne Boy Djiné bu fekkee dans la réalité comme moom ni mu ko waxee dafa rëcc te kenn dimbaliw ko loolu dafay remettre en cause sécurité 37 prisons yëpp par foofu lañ ne moo ëpp sécurité moom bu fekkee c'est avéré vrai que Boy Djiné li mu wax dëgg la moom ne moom dafa rëcc te kenn jàppale ko moom moo fa rëcc ci pexem kon administration pénitentiaire war nañu jug ministère de la justice war nañu jug état bi war na jug par loolu day remettre en cause 37 prisons yi par boo demee am na prison yoo xam ne kaaraange gi am prison Rebeuss amu fa prison Tambaye prison Ndar prison yooyu yëpp visité naa ko. ci configuration li mu gardi kon loolu dafay wane ne vraiment am nañu problème mu sécurité ndax sécurité boobu moom mooy la première mission de l' administration pénitentiaire deuxième bi nekk le volet de la réinsertion sociale. en tout cas li ci wër mooy mbir mi bi mu amee am na mutation am na ndaxte am na ku ñu fa jëlee teg fa keneen garde yi aussi ñu ngi leen di déglu te it ña ngi cee def ab liggéey comme li nga wax kon xam naa ni lépp dina leer mais Ibrahima. yaakaaroon ni mbir mi dafa nuyoo ca njëlbeen je m'explique 10 jours maxi laay wax ci 10 jours yi ci ginnaaw njabootu Boy Djiné envoyé nañ message presse bi ni leen sama rak wala suma mag am na jafe-jafe te nee na day tàmbali xiifal personne n'a réagi kenn réagirul ñu demaat ba si yàgg ñoom ñu envoyé ñu waat leen ñu ni ñu effectivement commencé na grève de la faim alors scénario bi mi ngi dem ñu toogaat tuuti ñu ni ñu Boy Djiné rëcc na donc Ibrahima yaakaaroon ni am na lu ci leerul parce que juxtaposition d'épreuve bi dañu alerté wax ni sunu rakk nee na dina xiifal ñu ni waat nii ñun sunu rakk commencé na xiifal ñu ni waat nii ñu ni ñu sunu rakk fàq na loolu ban yow mi nga xamante ni yaa gën a xarañ ci mbir yooyu noo ko mën a jàngate parce que yow souvent sax yaa ñu informé ni ñu effectivement Boy Djiné selon sa information bu crédible bi mi ngi tàmbali lii wala def na lii donc vous pouvez faire vos investigations. waaw parce que famille bi d'abord dañuy analyser la chose. man ancien militaire laa. waaw Boy Djiné dafa am lu mu rëcc. ni mu rëcc mooy 3 questions posé wu na ko avant muy rëcc. 3 questions. bu njëkk bi mooy quand allez quand maanaam kañ laay rëcc xalaat na ko mu ne guddi laay rëcc ban waxtu quand ban waxtu mu ne si xaaju guddi comment nan laay rëccee mu ne bu may rëcc soxla naa lim bu ma daggee weñ bi soxla naa bum waxtu bii laay rëcc mooy question yi beneen bi mooy bu ma rëccee fan laa jëm fi mu jëm ci yoon ba lañ ko jàppe muy Tamba fan laa jëm ñetti question yi da koy étudier ba pare door ko teg benn bi mooy sërëm génn na nekk ci média bi loolu amul benn liaison ak évasion parce que sërëm man personnellement maa ko woo téléphone suba teel wax ko parce que damay wax ne sama niveau d'information si prison sori na may wax ne ku dul directeur administration pénitentiaire ëppam booy bi mu rëccee fajar teel wax nañ ma ne booy bi rëcce na parce que je suis en relation directe ak les détenus ma wax ko sërëm bi ma ko waxee sax dafa xëm maa ko doon calmer donc sërëm bi muy dem ci presse bi di wax boobu dafa daan dem di visite gis na ne booy bi jeex na ragal na ne booy ben koy menacé di menacé sëram naan ko boo demul si presse bi damay xaru maanaam dafa tegoon pression sëram ak yaayam boo leen demul jàppale ma damay xaru ak yooyu léegi sër bi elle était dans l'obligation dem def alerte alerte la def man dem naa ci ay kilifa yu mag rencontré naa leen kilifa yu mag ci dëkk bi wax leen nañu ko bàyyi ma ne leen boo leen ko bàyyiw leen di ngeen am problème parce que man dama ko pratiquer man maa ko jàngal français biir prison Rebeuss Boy Djiné waaw man maa ko doon jàngal tubaab maa ko doon jàngal donc te moom loolu dëggal na ko jege na ma dama ko daan conseiller di weccoo ak moom si xalaat te buñ duggee si émission bi sax dinaa leen wax ay mbir yoo xam ne def na ko ci prison bi jommal ma donc kon du lu ñu prémédité moom sax du loo xam ne daf ko togg moom du loo xam ne mën nañ ne daf ko togg moom mësut a bëgg a évader parce que xam na ne li ko dese woon ñu bàyyi ko bëriwul mais xëy na moom évadé bi mooy frustré wu na mer na parce que Boy Djiné logiquement laa la wax de Fall benn dossier la ko ñaari police enquêté benn police muy police centrale ak police Fann ñu jàpp ko ci même dossier ñii enquête ko ci ñii enquête ko ci ñu atte ko ci ba pare attewaat ko ci Boy Djiné am na 4 victoires ci kanamu justice yoo xam ne ay avocat am dañu sol robe ñu atte ko mu gagné. Boy Djiné bi muy dugg kaso 2010 ak léegi ñaata at la. waay 11 ans. Boy Djiné man mii mën naa ko jur génn si ay atam
génnal ay atam Boy Djiné ay 28 ans 29 ans génn si 2010 ba léegi. génn si kon kooku bi muy dugg kaso wax na ko mineur la woon. kon loolu responsabilité état la ñu jàpp ab mineur yóbbu ko si kaso bi ba mu dem ba ñu ne ab caay-caay la. te kooku bañ koy jàpp Rebeuss du woon place am dañ ko waroon yóbbu si centre de redressement mooy kaaw Pape Ndiaye ak ñoom Ino. Pape Ndiaye 23 ans man mii maa tax ñu libéré ko te je suis fier ci libération boobu. parce que moom ñëw na sama kër démb seet si ma ne ma naa ko jox liste 50 détenus daf leen bëgg utal liggéey. macha allah ci ñii di nettoyer mbalitu mbedd bi. ma defar liste jox ko ay jigéen ak ay góor kon kooku kontaan na ci libéré boobu ma ko libéré. kon Pape Ndiaye sax warul woon Pape Ndiaye bi ànd ak ñoom Ino bi muy dem prison. 19 ans bu Tëngéej warul woon dem kaso. donc kon des fois dañuy def erreur di yóbbu kaso ñoo xam ne waruñu leen yóbbu kaso mais dañ leen war a redresser donc Boy Djiné société bi diaboliser na ko def nañ ko star presse bi jaay na ko yóbbu man dama ko pratiquer xam ko booy bi du dara xale bu ndaw la du dara man mii mën naa ko jël manipuler ko nu mu ma neexee. certes intelligence. dafa am ay niveau. man dama jàng criminologie jàng sociologie nekk expert en détention nekk consultant nekk chroniqueur à Walfadjri. sama xam-xam màcc l'émission balance la ci. ñii seen xel nekk kaso may jàng ci ay téere di échanger ak ay borom xam-xam yu nekk bitim réew maam ñett yu ma jàpp muy ci Baye Modou muy dafa am benn lu ñuy wax le système fonctionnel mu am lu ñuy wax le système neurofonctionnel am lu ñuy wax le système sympathique moom bi ngay jàpp mooy système sympathème le système sympathique parce que nit dañu koy jàng moom boo liiree personnalité am nit ñi intelligent dëgg du ñu am ay xarit moom il n'a pas d'amis da ngay am ay am di jàmm faut pas confondre ay am di jàmm ay kër faal booy dem naan ataaye faal na nga def naka marché bi loolu am di jàmm la ak xarit c'est autre chose nañ ko définir ñooñu seeni nelaw du ñu bëri te dañuy paranoïa ku ñu gis dañuy méfiance ci yow loolu mooy vraie personnalité am muy nit ku intelligent te caractéristique yëpp yooyu yëpp mi ngi daje ci moom donc pour wan la xarañteefam man bi may nekk Rebeuss dama dëkk kër Mbaye Fall ma bëggoon yónni benn xale sama kër mu jëlal ma su may yëree boobu maa ngi prison mais booy bi xamu fa maa ngi toog ak Boy Djiné bi ngi segg café Touba di ma xelel mais dafa dégg ma am problème pour expliquer booy mu ne ma grand indil ma feuille ma indil ko feuille mu ne ma expliquer ma quoi kër gi fu mu nekk ma ne ko route nationale bi la ba arrêt jumaa ji boo wàccee arrêt jumaa ji am na ab pont am na ab tali karo bu dugg nii ma ne ko tali karo bi première koñ deuxième koñ troisième bi moo hôpital bi ñoo jàkkaarloo am na ab garabu kooko ma ne ko garabu kooko bi boo fa taxawee rek yaa ngi sama kër boo fa taxawee rek mooy sa repère da ngay gis koñ bi boo duggee koñ bi première kër deuxième troisième quatrième cinquième sixième kër gi nga xam ne moo am marbre yi te mu am fissure ngantam fissure si buntu kër gi ma ne ko foofu mooy kër gi pare naa si de booy bi suba lay ñibbi moom nekk ci guddi gi li ma ko wax jàpp na ko de man pare naa ci moom jël na feuille dessiné ko si feuille bi ut ay couleur parce que biir prison bi dafa am bibliothèque mu dem ut fa ay crayon dessinel booy bi garab kooku bi ak xob bi dessinel ko hôpital bind si hôpital te booy bi dafa doon génn defaral ko meeru beñe bi nga xam ne mooy jaay beñe dugub si angle bi booy bi feuille bi la booy bi téye booy bi ñëw na indil ma affaire yi prison booy bi ma ne booy ndax am nga problème booy bi ne ma non sa waay ni mu ko dessiné dama wàcc arrêt bi rek xool ko gis mu dessin karo bi feuille bi rek lay xool di dox ba dugg sama kër booy bi laajul kenn loolu c'est extraordinaire. c'est extraordinaire bu doon ay FBI dañ koy bu doon ay États-Unis dañ koy yóbbu FBI. am na solo li nga wax Ibrahima Sall ba tey rek mu di njiitu ASRED mu di seen émission hashtag news Babacar Kane Mamadou Fall ñu dem pause ñëwaat. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. ba tey rek mu di seen émission hashtag news ci Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett ñu am rek mbégte di wéyal waxtaan wi ak it Ibrahima Sall njiitu ASRED sànq ñu ngi woon ci nga fas ñu yéene indil benn exclusivité mu di yow nga expliquer ñu Boy Djiné mi nga xamante ni dafa rëcc ci prison ñu jàpp ko ca Tambacounda barki démb boo jaay nga fas ñu yéene wax mbir moo xamante ni dund nga ko ak moom ci benn prison. waaw Baye Modou avant tout man ancien détenu la maa ko jàngal tubaab. ñoo nekkoon chambre 14 ki nga xam ne moo doon suñu chef de chambre moom la ñuy wax Bakary Cissé mi ngi présentement à la prison bu Camp Pénal bi nga xam ne fa la rëcc mais si kaso bu mag bi nga xam ne moom si lay rëccam bi nga xam ne moo nekk rëcc bi gën a extraordinaire ci ay rëccam parce que rëcc na 12 fois rëcc yi mu rëcc Casamance sax foofu sécurité bi demewul woon noonu ay police
foofu xel dafa tey ndax dañ doon dafa maye xaalis dafa joxe otoom ak yooyu yëpp. doon nañ koo wax rëcc yooyu sax extraordinaire parce que rëcc bu extraordinaire dafay dépendre ci configuration prison bi comme quartier haute sécurité ak Rebeuss par Sénégal ñëpp Rebeuss lañ xam. te Rebeuss rëcc fa ci bunt bi rek nga mën a jaar ñoom inoo ñaati yoon lañ fa rëcc ci bunt bi la ñu song xeex ak garde yi jaar fa. évasion bi ñoom ca la defoon bunt bi la ñu song mais xarañteef bi muy utiliser buy évader c'est extraordinaire mais lu mu xarañ chaque jour dina am loxo bu nekk ci ginnaaw bu ko dimbali tuuti mu yeggale liggéeyam ni mu rëcce mooy dañ ko nekkoon chambre 13 la nekkoon bi mu fa nekkee mu yore téléphone xam nga téléphone dañ koy tere ci kaso téléphone boo ko yoree bu la fii am na ñoo xam ne tey buñ la gisoon ngay def dara dañuy dem police boole la buñ la gisoon ngay tux yàmbaa dañuy dem police boole la kasu ët noonu la demee ñaari catégorie détenu moo am na détenu yoo xam ne ñoom dañ leen di woowee ay doomu garde mooy ñoom lu neex garde yi si la ñuy dox maanaam règlement kaso bi li mu tëral lu muy tere buñ ko gisee rek dañuy dem si ki ñuy wax chef de cour liggéeyam mooy mu régler ordre kaso bi yàmbaa du fa dugg téléphone du fa dugg kenn du fa def mbirum góor jigéen yooyu yëpp day dem boole la ak moom mais moom intelligence am may na ko mu bëgg ñu boole ko ak chef de cour bi léegi bi mu wootee ba pare fekk dafa gasoon si suuf bi mu gasee mu def fa karo garde yi bu ñuy fuye mënoo muus ba gis téléphone bi léeg-léeg mu jël saabu bi dagg ko dugal si téléphone bi tekk si douche bi li nga fuye ba sonn doo ko gis parce que ngan di saabu yooyu lañ koy indil si la koy dugal doo ko xalaat léegi bi mu wootee pare ñu dem boole ko ak chef de cour bi xam nga guddi la woote na mais moom def na le tout ba ñu gis ko ba ñu xam ne moom da doon woote te xam na ni ki ko gis dina dem boole ko ak chef de cour parce que loolu lañ ko fi bàyyee pour lu mu gis mu dem nettali ko ki ñuy wax chef de cour kooku dem wax ko chef de cour bi ne ko Baye Modou da doon woote jàpp nañ ko ak téléphone. bi mu demee boole ko ak chef de cour li siy topp mooy dañuy ñëw si néeg bi ñu jàppale yow détenu bi. ñu génn la yóbbu la cellule mooy benn bërëb bu ñu tabax la ci ginnaaw kaso bi ci miir bi ci ginnaaw mooy chemin de ronde bi foofu lañ ko tabax cellule boobu dafa am nu mu toll am bunt léegi foofu lañ lay tëjee ginnaaw buñ la tëjee foofu ak caabi ginnaaw est-ce que mën nga fa génn. tey bu ma génnoon fii ngeen tëj ma ci ginnaaw bunt bi nekk buntu weñ ala kulli aal mënuma génn fii. léegi moom buñ ko yóbboo cellule tëj ko ci ginnaaw mënul tëji bunt bi. mais foog mu am ku ko dimbali ci loolu. li si des nag xarañteefam yeggale ko li mu bëggoon réussir nag mooy boole nañ ko. ñaar mooy jàpp nañu ko ci xaaju guddi bi yóbbu nañ ko cellule. ñett mooy ki koy dimbali tijjil ko buntu cellule bi mu demee cellule ñu dugal ko cellule moom ak keneen ñoo fa nekk ki fa nekkoon moom buy évadé daf lay laaj ndax bëgg nga bu def mu yóbbaale la am na xarañteef boobu wax na ko nee na mënoon na yóbbaale quartier haute sécurité ki fa nekkoon mais nee na kooku mbirum terroriste lañ koy toppee bu ko yóbbu woon dafay garaaw parce que am na évasion yu mu def Casamance dafa yóbbaale ay nit maanaam dafa xarañ ba am na yu mu def Casamance yoo xam ne buy génne day tànn ay nitam ñi bëgg da leen di yóbbaale ala kulli aal da ngeen di dem par la force moom moo ma ko nettali Casamance bi muy dem yóbbaale na léegi biñ ko tëjee cellule diir mu calculer garde yi war nañu sonn commencé nañu loof détenu yi commencé nañ nelaw parce que kaso dafa xumba café gi day jolli ataay ji néeg yi ñuy seetaan film di yuuxu ba kaso bi dal ba nga xam ne détenu yi commencé ba dal gi am na ba mu sentir ñii di dox le menace extérieure bi amul ilimaan yi doxantuwuñu paa yi doxantuwuñu oto yi wàññeeku nañ kaka jàppale lam ko jàppale mooy def ko tijjil buntu cellule bi tey yàlla ba mu ko tijjilee buntu cellule bi mu yéeg ci kaw xam nga cellule bi ngi nii cellule bi dañ ko dal léegi yéeg na ci kaw dalu cellule bi bu yéegee ci kaw dalu cellule bi day gis prison bi yëpp ak ci biti léegi ci dal bi ak barbelé bi boo demee Rebeuss barbelé bi ko wër barbelé boobu loolu ak fi mu yéeg boo ko xaymaa day mat ay 5 mètres rek léegi mu dagg fiilu courant yu ngadda yi fa ne foog mu am buum lu mu jëfan mu dagg fiilu courant bi fiilu courant yi dijj yi coupé courant Rebeuss lu toll si 5 minutes te jàll na ci barbelé bi wàcc jëlaat temps defar barbelé bi loolu moom laa la doon wax moo dugg si sécurité passif barbelé yooyu dañu ko war a changer pour booy évadé boo fa jaaree mu gaañ la mais barbelé dañu xomaat jël na temps defaraat ko ba mu jekk pour parce que bu bàyyee trace dañuy xam ne foofu la jaar te moom du bàyyi trace léegi mu defaraat ko ba mu jekk
tëb bi mu tëbee takk bum bi par barbale yi ay tëb ñoo ko téye sànni na barbale bi lonku na mbariñ na si diggante dal bi mu nekk ak barbale bi takk na ko fii takk ko fële mariñ dem bi mu demee mu xëcc daf ko utal bum bu gudd boo xam ne ni mu ko takkee bu demee ba fël da koy xëcc rek bum bi fekkasi ko bum bi bu dawee weñ bi moo koy téye mu mariñ wàcc bi mu mariñee wàcc fi mu njëkk dem mooy université Cheikh Anta Diop foofu la njëkk dem université Cheikh Anta Diop loolu mooy évasion bi extraordinaire boo xamante ni bi nga xam ne Boy Djiné def na ko police centrale ci bi ñuy génne doomu aadama yi di leen yóbbu jugement ci la porox ndollu sey prison Casamance. Ibrahima c'est extraordinaire Anta doguma ko mais nag xanaa loolu moo tax ñu naan nag Boy Djiné mais quand même. non mais loolu daray Djiné loolu daray nit nekku ci de ndax bu fa daray Djiné amoon. ndax cellule bi dinañ ko tijjil. yëfu Djiné bu fa yëfu Djiné amoon ndax dina am xelu dagg courant. loolu yëpp boo owoon ay experts yu seen xam-xam màcc wàll dañ koy décortiquer. mais porox ndollu bi. xam ne non porox ndollu bi mooy mi ngi mel ni. waaw non xam na porox ndollu te kenn gisu ko. waaw dafa mel ni ma toog fii nga pini ma fii bul génn fii. gars yi kii rek am na gardien rek coow am ñu ne Balla Gaye daan na rek waa rédacteur en chef bees journaliste yi ñu doon bind ñëpp di kii mu porox ndollu ci gardien bi dama moom day jàng dafa jàng kii yore kaye bi si police bi mi ngi wax ak benn femme il est intelligent nga xam ne kooku moo ko war a xool moom kenn intéressé wu ko parce que dafa mel ni fii journaliste bi moom kii dugg fii kii génne yéen seen yoon new si ki si yoonam ne mooy ki ngeen teg si bunte bi moo tax bi ma ñëwee mu laaj ma sama carte d'identité léegi man sama cible kooku la dañ lay jàngal comment se camoufler moom yooyu daf ko jàng mu ne ma moom moo ma ko wax moom mu ne ma se camoufler c'est se dissimuler au vu de l'ennemi aérien moom moo ma ko te deful quartier mu ne ma terrestre éventuellement de la population mu ne ma ne ko foo ko jàng mu ne ma man lépp laay jàng. am na solo dafay jàng sax bay jàng code pénal code de procédure pénale man biñ ma jàppee moo ma njëkk a wax bi ma ñëwee di jooy. mu ne ma grand yow innocent nga balle perdue si moom laa njëkk a dégg balle perdue mooy koo xam ne erreur moo ko yóbbu prison moom la ñuy wax balle perdue mais mel ni nga jël balle rek rey nit daal rey boo xam ne teyoo ma ne ko léegi jàngatal ma sama problème mu ne ma nu mu demee ma expliqué ko mu bind ci defal la gisaane quoi mu defal la gisaane quoi non waxin la gisaane non du gisaane parce que dañuy am expérience su fait boobu ma indi prison il y a 4 ans am na même nit bu ñëwoon même fait dañuy jël ay faits similaires ñu ne kii de problème bi nga def nii am na benn paa bu ko defoon 6 mois rek lañ ko tëj am na benn nigérien bu ko defoon 6 mois mu ne ma grand yow boo amee 6 mois dañ la bàyyi te effectivement la moo xam ma kaso bi am na sëriñ man sëriñ bu nekk ci kaso bi ab malien bu doon seet moom ma njëkk wax ne ma dinañ la bàyyi malien bi loo koy fay téeméer nga koy fay am na sëriñ am na seetkat am na làmb am na jaay yëre comme Colobane dëkk la quoi. am na ñoo xam ne comme Colobane ni ñuy téye seen yëre. ci biir kaso bi dafa am cour bu ngand bu ñu génnee cour génn cour bi 9h la ba midi. ñi nga xam ne man tey bu ma yoroon yëre bi muy ñibbi mën naa ko jaay 5000 wala 4000 ci kaso bi dafa am ay paquet man grand looy jaay tey léegi cour bi kenn terew ko man damay gàddu yëre bi ci cour bi yëre bee ngi nii ku si mën 4000 montre sama montre bi. sama montre bi ma takk ça coûte plus de 500 000 montre bi ma takk nii c'est excessivement cher par or moo nekk ci biir mais am na détenu yoo xam ne am nañ pouvoir jënd ko biir prison. nga ni ma. montre pon bi ñuy tux montre retenez bien montre traînique daalu traînique. pon ak këriñ mooy li ëpp valeur biir prison. am na solo xanta man détenu sax buñ may ñaan souvent montre lañ may ñaan grand may ma montre la sa këriñ bi ngeen di xeeb këriñ parce que tax ñu bëgg a këriñ. mooy këriñ gi si la ñuy attaaye si la ñuy café tubaay pon bi nit ñi di jaay ay juróom péris boo seeti woon détenu nga jëndal ko pon fii si biti nga indil ko pon 1000 francs bu la ñaanalee àjjana nga jëm maanaam pon boobu ni ñu koy woowee en milieu carcéral muy pon en ville y a des termes même le chef de chambre quand il veut communiquer bu bëggee jàllale message fii bu dee si biti faal nga bëgg a wax rek gars yi noppi leen waaye dama bëgg a wax a waa rédaction bi journaliste yi noppi leen coow li di kii ba affaire yi dal mais kasu soxlawuñu la kasu dafa am ay normes am règlement chef de chambre bi néeg bi day am 200 nit comme exemple chambre 9 dimension bi 13 mètres la sur 7 200 détenus ñoo fay nekk mais bu fekkee ne Ibrahima Sall dafay jàll télé Walfadjri ñuy zappe rek yem si duñ ne noppi leen
chef de chambre bi day jug des gens costauds dañ koy am ay bëkk nekk am ay adjoint am ay dañ koy dar mu jug bu jugee danaan nii ñu ne silence day mel ni wañ moo dee ñu xam ne am na message bu fort regard yëpp jublu si télé bi loolu moom mooy prison. am na solo Anta am na solo jërëjëf Anta ci rek taxawaay bi ba tey rek mu di seen émission hashtag news kon nag jommal gim la jommal mooy li nga xamante ni wax nga ko te it nag loola incha allah di ngeen ko mën a seetaan ci sunu rek chaîne YouTube ak it ci sunu Instagram ba léegi rek seen émission hashtag news dafa wéy ñu àndi ci ak it ki nga xamante ni moo di rek dégg nga maam Ibrahima Sall di njiitu ASRED ba léegi ñu des ci loo lile ñu gis ni yow ancien détenu comme ni nga ko waxee ndax yow mus na la jaar ci sa xel nga ne da ngay fuge. non loolu parce que rëcc dafa am détenu yu koy xalaat am détenu dañu leen di catégoriser dafa am pigeon voyageur si suñu jargon ñun dañu am ay appellation nu ñuy wootante suñu biir ak nu ñuy communiquer ci ay code comme bu fekkee ne yamba moo war a ñëw ci kaso bi dañ naan weer bi feeñ na ndar mooy chambre 9 buñ ne la weer bi feeñ na Tamba mooy chambre 31 weer bi feeñ na Louga mooy chambre 2 c'est des termes. tey moom. kan mooy jiite kan mooy ilimaan ji mooy kan moo ko yor ñu ne mooy ilimaanu Bagdad mooy ki dëkk Bagdad ilimaanu Tëngéej mooy détenu bu dëkk Tëngéej. ok ilimaanu Pikine mooy ku kii yamba lii di jar takk bii di jar 1000 francs fii nii ci biti bu duggee kaso. ñaar téeméer lay jar te yamba kenn du ko maye kenn du ko tuxalaate kenn du ko saraxe kaso. waaw par dafa am valeur. waaw ba benn précision rek sànq ba léegi ñuy wax ci wàllu tux pour xale yi nga xamante ni ñoo ñuy déglu ñu xam ni fii cigarette dañuy tere gone yi nga xamante ni ay mineur lañ ñu koy tux yamba gi it waxi noppi kon lii benn genre rek émission la et puis moom mi nga xamante ni daf ko dund daf ñu doon expliquer encore une fois que ni tux moom baaxul bu leen tux yamba bu leen tux cigarette loolu baaxul lii prétexte la woon rek pour Ibrahima Sall di ci expliquer continuel. am na bi may nekk prison Rebeuss am na ay détenus yu doon togg plan d'évasion man yëgoon naa ko mais comme concerné wu ma détenu da ngay am réputation biir prison te Baye Modou réputation boobu détenu yi dañ ko respecté parce que détenu ki ñu gën a respecté mooy benn ki nga xam ne doo cëppeel comme ni ñu koy waxee suñu jargon ñu ne diw falde loo jëflanteeg moom Baye Modou loo mën a jëflanteeg moom bu kenn xaar mu dénoncé ay garde buñ ko jàppee bu ko kenn xaar parce que moom du dénoncé te réputation boobu bépp détenu buy incarné dara biir prison bëgg ñu respecté la da ngay am identité boobu ñu ne grand bi de du cëppeel grand Yves de du cëppeel. tey am identité mais tey moom am nañu ay terme quoi. bu dee da ngay cëppeel dañ naan doomu garde yi ñu ngi ñëw suñu biir buñ toogee di waxtaan lu secret benn détenu di ñëw dañ naan kii aj leen weer bi doomu garde yi ñu ngi ñëw. parce que ñooñu ñooy jël information yóbbul ko garde yi. ok léegi ñooñu bañ toggee seen pexe man boobu fekk na ma ñibbi fekk na ñu bàyyi ma bu ma ñibbi mais effectivement seen plan boobu rëcc nañu ñenn ñi dem ñu jàpp ña parce que dañu ko togg ay weer door ko jëfe te si bunt bi la ñu jaar. aywa Ibrahima Sall Boy Djiné moo waral coow li rëcc na jàpp nañ ko xalaatoo ne dina may fit ci jamono yii ñaanuma ko de ñu déggaat ni keneen rëccati na. waaw non xam nga wax sa dëgg yàlla Fall il faut que ñu luj prison moom ak ci biti différence bi wax naa leen ne bëriwul ñi ne ci biti xam nga lan moo leen utaleex kaso mooy dañu moom seen bopp tey man su ma neexee jël taxi dem Tamba dem moom sama bopp ki ne kaso dañ ko tënk heure bi muy tëdd kaso dafa am heure booy yeewu fajar ñëpp a yeewu ñu appel leen ñu woo leen seen tur ñu dugaat ci biir dafa am heure bu ñuy génn cour heure bu ñuy lekk heure bu ñuy naan heure bu ñuy def loolu moo ñu mais dañu am xel activités yi continuer sëriñ si di seet si nekki ñii di yow boo jaaxlee mën nga seeti benn sëriñ mu bindal la ay saar nga sangoo ko ci kaso bi am na ay sëriñ am na lépp. donc kon loolu mënul encourager beneen détenu parce que benn Nigérien bi may nekk Rebeuss dafa xool kaso Rebeuss ba mu neex ko mu ne ma Sall mu ne ma man bu ma génnee du ma ñibbi ma ne ko lu tax mu ne ma non mais liñ ma waxoon Sénégal yëpp gis naa ko ma ne ko lu tax boobu si jamono boobu c'était en 2014. boobu y avait 2500 détenus à la prison de Rebeuss 2500 détenus en 2014 boobu kaso bi metti na grève de la faim yi di kii mu ne ma détenus yi bu doon Nigérien nee na ma rey nañ garde yi dem Nigérien bi moo ma ko wax de mu ne bu doon Nigéria rey nañ garde xoolal 2500 détenus ak nombre garde ñooñu bu ñu fa toogee ñoo fa bàyyi seen bopp kon détenus yi ragaluñu kaso ñoom bu ñu leen jàppee bandi yi mag yi sax dañ naan man bandi defet la bu daw kaso ma xamal la lool si suñu jargon mais dégg bandi ne la man dañuy xastante sax Boy Djiné bu demee kaso bu jotee kenn da koy xas
waaye booy jëne may ma sax man du ma daw kaso man damay tëdd sama kaso waaw parce que dañ koy xasante boo rayee nit dañ la koy xase sa waay may ma sama jàmm man du ma criminel yow nga xam ne assassin nga pour wan la rey nit rafetul boo violé dañ la koy xase dañ par détenu dañuy xuloo dañuy xeex si kaso bi dañuy xasante dañuy waxante lu ñaaw comme fii si biti may ma sama jàmm yow violeur nga yow agresseur man du ma tuurkatu deret sa waay may ma sama jàmm man damay tëdd sama kaso de may ma sama jàmm ces termes là ku ne sa bopp ngay lijjanti ku nekk sa bopp ngay lijjanti ba léegi ñu des ci kaso yi li fi jaar yëpp dafay tax ñu ñëwaat ci longue détention yi sànq waxoon nga ko te yaa ngi koy plaider boobaak léegi fan ngeen ci toll xalaat nga ni dinañ toog un jour boo xamante ni buñ la nee nii rek def li ñu war a def taxawal la bu ñu lay tëj ñu tëj la wala bu ñu lay bàyyi ñu bàyyi la. nous sommes très loin des solutions maanaam bu fekkee longue détention problème mu kaso yi. man sama xam-xam jàngat bu ma si def bilan conclusion yi ma si tiré mooy sori nañu ci am ay saafara ci kaso yi. ah bon li tax ma wax loolu mooy ñaar la administration pénitentiaire jànkonteel benn bi mooy surpeuplement mooy kaso yu fees ba jéggi seen day. pourtant ñi ngi tabax de. Sébikotane am na fu ñu tabax ku tabax. Sébikotane nguur gi tabax na de. waaw dama la may fii exclusivité ne la. muy banati nguur gi tabaxul loolu. Macky Sall tabax kaso. déedéet Ibrahima Sall nga taxaw fi naan. waaw non xam nga man nag wax sa dëgg yàlla Fall. waxaguma si télé nit demante te loolu nit amul fitam. dama lay ne loolu. xam nga lu taxoon ñu tabax ko procès Hissène Habré. loolu nguur gi Union européenne moo ko financé de Macky Sall xalaat ngeen mu tabax kaso xam nga nit ñi man mosuma si indi sax ay leeral 1500 places la mi ngi Sébikotane dem naa ba foofu visiter ko maa ngi ay image yoo xam ne ba ma fa demee léegi man na 4 ans mën naa la ko jox nga wane ko visiter naa ko te kaso boobu fees na kon état du Sénégal mësta tabax kaso fanweeri kaso ak juróom-ñaar te kaso yi fi am c'est une fortification de l'administration coloniale transformée en prison kaso yi fi ne tubaab yi bañ fiy ne ci taarix ay fas lañ fa doon jett ak seen i dund ba ñu demee ñibbi état du Sénégal jël ko def ko ay kaso loolu moom mooy ay dëgg li tax ma ne la nous sommes loin des solutions mooy surpeuplement ak longue détention mooy ñu téye nit ñi lu yàgg ci kaso bi door leen àtte léegi rëbës jëlal rëbës bu ñu yeewoo ñu bàyyi juróomi xale ne leen bàyyi nañ leen dem leen ñibbi ngoon ñu tëj ñaar fukki nit ak juróom ci kaso bi te loolu rëbës rek laa wax de léegi nan ngay bàyyee juróom ñu ñibbi ngoon gi nga tëj ñaar fukk ak juróom loolu surpeuplement du fa dañ longue détention du dañ parce que amul juge des référés amul médiation pénale code de procédure pénale ak code pénal muy médiation pénale nga xam ne buñ la jàppee ci dara ñu toog ñu waxtaane ko décret 2001 bu 362 bu 4 mai 2001 relative à l'aménagement des peines ak li ñuy wax sanction pénale ak li ñuy wax le règlement numéro 5 de l'UMOA bi nga xam ne moo wax ne bépp doomu aadama bu ñu teg loxo balaa ñu lay l'enquête wala dara avocat dafay ñëw toog ñu ne waat beneen article bu nekk ci droit de l'homme déclaration universelle des droits de l'homme kuréel bi gën a mag ci àdduna bi njëkk taxaw bii di xeex ak yelleefu doomu aadama man si sama téere bi may bind ma di ko tuddee le premier document juridique des droits humains ci àdduna bi moom dafa wax mu ne ci article 10 bi bépp doomu aadama boo xam ne jàpp nañu la arrêté nañ la bu yóbbu la kaso te attewuñu la dañuy sàmm li nga xam ne moom la ñuy wax principe de présomption d'innocence mooy nit ki tant que wax juge bi proclamé wul ce que l'on appelle une condamnation ba dóor si table ji dañu jàpp ne lu la nit wax tooñ te booy jinne si position boobu la ne parce que bu ñu fàtte dossier bi ko dese ba tey yoon dóoragul si table ji kon dañuy respecter article 10 ñi nekk kaso am na Mamor Ndiaye mi ngi prison Rebeuss depuis 7 ans kenn notifié wu ko këyit waxuñu ko dañ lay juger waxuñu ko dara am na 15 dossiers yoo xam ne dafa réer tribunal bu Thiès ñi ngi kaso Thiès am na 5 détenus yoo xam ne ñi ngi à la prison de Mbour seen doyen mi ngi tudd Moussa Mbaye dëkk Thiès je dis bien son nom parce que dafa bëgg ma koy tudd mi ngi dëkk Thiès jabaram divorcé na yaayam dee na ñàkk na liggéeyam ñooñu la ñuy wax appel du procureur xam nga lan mooy appel du procureur mooy nit ki dafa def jëya ci matière criminelle fii Sénégal détention bi amul limite bu dee France ñetti at la mais bu dee Sénégal bu ñu la placé sous mandat de dépôt juge yore la loolu amul limite neewuñu fi lay yem juge bi instruction bi bu ko neexee mu yóbbu ko fukki at looloo waral nit ñi yàgg ci kaso bi léegi ñoom bañ leen attee ba pare dañ leen ne atte nañ leen chambre criminelle yéen setal nañ leen dem leen ngeen ñibbi ñu jël seen i yére jël seen i bagage ba tàggoo ba génn ci kaso bi ba taxaw ci bunte bi rek ñu ne nii rek gis auto gendarmerie ñu ne lu xew
gendarmerie ne leen déedéet bañ leen attee ba bàyyi leen ci ginnaaw procureur dafa bind këyit ne d'accordul def na appel delluwaat leen ci kaso bi loolu la ñuy appel du procureur ñu koy woowee ci droit ñu koy woowee vice de forme terme juridique bi noonu la koy woowee vice de forme mooy procédure yoo xam ne parquet bi daf koy reprendre ñooñu laa la wax classe googu am na si fukk ak juróom ñoo xam ne ñi ngi prison Thiès seeti naa leen seeni mbokk ñëw nañ seet ma lu toll si 28 personnes seeni famille ñëw mettit lu lool Moussa Mbaye bi nekk prison Mbour noonu seeni dossier maanaam ñu wax ko mooy dëgg mu ñàkk ko wax mooy dëgg dafa réer te Cheikh Tidiane Diallo bi nga xam ne moo fi nekkoon directeur u administration pénitentiaire te yàlla jël ko yàlla na yàlla yokk leeram ku baax la man personnellement demoon naa comme moo doon kilifa gi seeti ko ñu waxtaan mu xamaloon détenu yi ba mu leen recevoir ay audience ku dee kenn du ko sosal mu wax leen carrément ne leen ah ngeen jégal ma seeni dossiers ñi ngi si ndax am na dossier yoo xam ne dañ ñu réer par li indi réer boobu mooy bi ñuy tabax TGI bu Mbour di transférer dossiers yi di leen toxal booy jinne nit ñi ngi wax xamuñu am na dossier yoo xam ne dafa réer ci tribunal bi te loolu autorités yi mënatuñ ko gis ñemew ñu ko wax loolu moo waral ñu téye ko ci kaso bi xamuñu nuñ koy def comme xamuñu nuñ koy def nañu ko bàyyi mu dem ñibbi waxoon naa ko bu yàgg sinon humiliation bi duñu ko am. aywa ba léegi rek seen émission Hashtag News tey daanaka ci wàllu prison yi ci lañ nekk bu baax a baax li fi jaar yëpp ñi rëcc ay dossiers yu réer ay kaso yu matul bi nekk Sébikotane Macky Sall tabaxu ko ak yooyu yëpp mi ngi bëgg a bëri xalaatoon ni nag bracelet électronique bi ñu doon wax nag jot na pour ñu def ko nag. waaw foofu moo gën a yées. waaye yow boobu tànnewul nga ni. waaw parce que xam nga Sénégal c'est vraiment dommage que lu nekk rek. seen métier sax am na ñu leen rax di woote ay journaliste seen métier am na ñu leen rax tey ku mu neex nga ne man journaliste laa ku mu neex nga ne chauffeur laa di rey nit ñi ku mu neex nga ne dama am xam-xam ci prison yi man di sama xam-xam ci prison yi du lu ma tagg sama bopp mais du lu nit naataan parce que jiite kaso yi muy le colonel Jean Bertrand Bocandé muy njiitu fanweeri kaso ak juróom jaari moo njëkk jël seede boobu jëmale ko ci man ak le ministre de la justice te pourtant neexoo ma sax ak ñoom kon loolu du lu nit di wér parce que li ñuy ñun dañ si la ñuy xëy di ci gontu demuñu marché ndox bu cher demuñu affaire politique ñun si kaso la ñuy xëy si la ñuy gontu si la ñuy jàng si la ñuy documenté wu si la ñuy def ay recherche bi ma defee ay gëstu si bracelet électronique yi nga xam ne poids bi demul 18 grammes la poids wu bracelet électronique boobu 18 grammes la entreprise bi ko yi ñu war a jëfandikoo fii. waaw entreprise bi ko njëkk a defar ci àdduna mi ngi nekk Touraine benn île la bu nekk à Paris France ñoom ay ingénieur tubaab ñoom ñoo njëkk xalaat lool bii ñi ko defar ay c'est des jeunes sénégalais ministre bi moo wax mu ne ay sénégalais. ban ñoom ministre de la justice maître Sall. ok moo ne ay jeunes sénégalais ingénieur ñoom ñoo ko defar ay sénégalais kon loolu ñu rafetlu ko moo wax ne mbir. dafay méngoo ak réalité dëkk bi mu des que da doon wax mu ne les lois sont tellement propres ñu ne loi mooy lan loi mooy li nga xam ne fonction dafa am fonction Fall dafa am fonction mooy rédacteur en chef mu am ay tâches fii nii am fonction buñ koy woowee muy déterminer di muy def fonction wu loi mooy lan mooy mu régler l'ordre social dara dëj na kaso yi fees na amuñu solution nañu indi ay loi ay pexe pour mu lijjanti loolu mais malheureusement loi yooyu day fa am yenn yoo xam ne dañu obsolète benn loi bi ñu def ci criminalisation du trafic de la drogue laquelle a augmenté quand on l'a criminalisé or la fonction d'une loi c'est de régler l'ordre social loolu lépp ci sama téere maa ngi ko ciy bind dañu gis bi ñu jàppee nit ñi ci yàmba kaso yi dafa gën a fees la criminalisation du loi ci viol criminalisé nañ ko keroog la viol yi gën a bëri Sénégal yeneen nag yeneen yoo xam ne mën naa ko citer léegi bracelet électronique bi déjà bu ñu la ko takkalee nan ngay def ba dissimuler ka askan bi ba nit ñi xam ne daal yow mii takkaluñ la bracelet ça va être un sérieux problème bu dee si tubaab yi seen culture mooy ku ne da ngay dund nu mu la neexee jaaral kaso kenn lijjanti mais fii dañ lay lijjanti comme ñi nga xam ne sax takkaluñ leen bracelet ñun ñii chaque jour ñi ngi ñuy xas man leen ma dox déggalu ma naxari parce que damay défendre les prisonniers nit ne xool leen grand bi maa ko jéppi ki ay amul ñu muy défendre de ay prisonniers dem naa benn télé ñu invité ma ba ma war a toog plateau à la dernière minute patron bi rédacteur en chef bi ñëw bi ma gisee
mu ne journaliste lu tax nga invité kii li ma la wax man na 4 ans déglul bu baax li ma la man na 4 ans ci actualité Boy Djiné bi il m'a appelé moom mi ne woon journaliste lu tax ma invité il m'a appelé pour ma ñëw may ko plateau spécial 4 ans après ma ne ko boo ma fayee xaalis ma ñëw il m'a envoyé pas non bul defante soyez logique ma ne ko boobu léegi sama liggéey la parce que boobu daf ma mayuma chance comme ni ma ko ñoom Fane Maye ñoom Pape Ndiaye parce que booy mëne benn combat bëgg nga ñu dégg la parce que dem na gis na ne professionnel la je suis très sollicité ci média yi mu nangu tey li mu bañoon dégg loolu li tax ma cité ko comme exemple muy stigmatisation utal naa benn xale bu jigéen liggéey ci benn kër jabaru colonel bi 1 mois après mu yëg ne xale bu jigéen bi tëdd na 2 weeru kaso mu woo ma ne ma monsieur Sall lu tax nga may utal xale bu jigéen boo xam ne kaso la jóge ma ne ko lan mooy problème bi ndax daf la sàcc mu ne ma déedéet man mii doxaat naa xale bu jigéen ba di ko waaj a takk laa wax rajo laa toog wax naa ko 1e fois ba di ko waaj a takk tey bu ma journaliste ne woon lu la gën a naqari ba nga jooy loolu laa koy wax bi samay mbokk demee ñu waxtaan première paille bon ñu ne dañuy indi warugaru 500 000 francs ma lijjanti 500 000 ak samay mbokk ba ñu yóbbu ko defar su ma néeg defar li samay morom yëpp di am ne dama bëgg a am jabar comme samay morom à la dernière minute benn tantam bu jóge Dakar ñëw ne yaayam xale bu góor bi kaso la jógee kii kaso la jógee te yàgg na si kaso bi est-ce que yaayu xale bi ne man mosuma xam ne kaso la jóge yaayu xale bi woo xale bi nekk lan moo tax waxoo ñu ne waaye xale bu jigéen bi nekk loolu amul solo xale bu jigéen bi ne yaayam loolu amul solo xale bu jigéen bi woo ma téléphone mu ne ma sama yaay moom woo woon naan ay xamul woon ne kaso nga jógee ma ne ko nii ma ne ko takk bi bàyyi naa ko dut bi taxaw na rek ba famille bi ñuy kii rek bàyyi naa te loolu lu ma naxari la bracelet électronique bi nag ñun li ñu ci ragal dëgg la mën nañ ko rafetlu parce que lépp luy désengorger prison yi rek dañ siy ànd mais li ñu ciy ñuul te di ngeen ne waxul naa ko fii lii ñuul si soow bi àdduna du yàgg ba ngeen dégg ñu ne takkal nañ ko doomu Ibrahima Sall wala doomu Mamadou Fall kooku dañu ragal ñu defar ko pour les hommes politiques comme dañ leen di jàpp te buñ leen jàppee dugal leen kaso nit ñi kaas ñu ne dañuy ut beneen pexe boo xam ne bi dañ leen di may liberté mais ñu surveiller leen ba kenn dootu noonu nga ko xalaate quoi noonu lañ dañu bëgg ñëpp yem ci la ñu bañ ko jox ñii bàyyi waaw bañ ko jox borom alal yi bàyyi doomu baadoole aywa seen émission Hashtag News ñu ngi may wax ni waxtu wi des na as lëf te du ma la fi invité ñu xam ni yow bokk nga ci ñi nga xamante ni day gaaw nag 5 minutes moo des ci ñi nga xamante ni dañuy co-animer émission balance de chroniqueur Pape Ndiaye di ko def fi mu ne nii xom bu féete ko ginnaaw mbir mi bi nga ko déggee ban jàngat la ci am waaw lu dul naxaru xool d'abord comme bépp sénégalais parce que nit Pape Ndiaye bi ma kenn gëmul bi ma kenn yaakaarul bi may demee si ay journal di bëgg ñu may ma wax ñu naan ma xaaral ba activité à prison ba ma dajee ak moom Walfadjri dafa ne ma ñëwal nga wax 2015 wala ma ñëw Walfadjri kenn mësu fa am invitation yu toll noonu ma dem ba bi ñu xalaatee balance mu ne man de balance sentir naa la si comme chroniqueur ndax sa xam-xam ñëpp rafetlu nañ ko ñuy liggéey ci anam bu rafet ba may door a ñëw Walfadjri am na yoo xam ne paas sax bu ma daan ñibbi du ma ko am bu ma paree muy yëkk ci poosam jox ma paas ba bañ ma jàppee ci cadre ASRED ndax jàpp nañ ma ci li may liggéey moo njëkk ñëw fekk ma section recherche donc kon kooku tey lu ma am wala daraja bu ma am sur le plan national et international su ma demee ba France 24 ñu jël avion France ak fii ñu ne dañu ñëw bëgg def ak man entretien exclusif si mbirum prison CNN def naa ko ak ñoom RFI ak ay chaîne nationale ay chaîne ivoirien loolu yëpp c'est grâce à moom donc moo tax beaucoup de regret laa jàngate loolu di ko mettitlu di ko ñaawlu anam bi nga xam ne moom la ñu complowee mbir yi aywa complot la wax ñu jeexal ci ASRED yaay président ba de xanaa ñoom duñ def ay assemblée ak ñoom seen nag Ibrahima waaw xam nga caractère prison bi dafa sensible xam nga bañ ma njëkkee jàpp boobu ASRED dafa amoon ay membre bu ñu ma njëkkee jàpp mu amoon secrétaire général président vice président am loolu yëpp bañ ma jàppee ñu bëri nangootuñu bokk ASRED bi leen gendarme yi woowee dañu ne ñoom xamuñu ma bokkuñu ASRED bi ñu génnee ñu defaat beneen assemblée générale boo xam ne rajo laay wax Seydi Gassama directeur Amnesty moom moo ñëw présider séance bi si Walfadjri ñu tànn ma def ma vice président ASRED def Pape Ndiaye bii secrétaire général ASRED def Awa Thiam vice présidente ASRED def imam ñu def ko médiateur ASRED ban imam j'ai oublié son nom. Ok, d'accord, c'est bon. Imam, j'ai oublié son nom. Ouais. Waaw ñu jël ko def ñu def Assane Faye trésorier
mu nekk une association bu am ay papier reconnaître par je rappelle que président de la République bind na ma man ñaari lettre félicité ma dans le cadre de mon travail. Alors que man mësuma ko gis. aywa kon nag émission bi moom Babacar bu ñu ko toppee defe naa ni du jeex te ASRED bi dama ko ci bëggoon sànni xeer yu bari waaye dafa mel ne tey jii nag moom moo ëpp baraka ndaxte xeer yi moom ñëwul aywa sa kàddu bu mujj Ibrahima. waa sant yàlla jul ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam pour ma compléter waat sa laaj rek li ñuy xeex souvent sax les membres ASRED yu bëri bu may jël position yi léeg-léeg mën naa ko jël ci turu ASRED mën naa ko jël ci turu Ibrahima Sall ndax bëgguma ëllëg bu jafe-jafe amee par am na ñoo xam ne sa dañ si bokk seeni mbokk dañ leen di wax bu leen si bokk am na si ñoo xam ne bañ ma jàppee dañ leen ne waxoon nañ leen bu leen si bokk dinañ leen am na si koo xam ne dafa daw dem Ndar biñ ma jàppee ndax moo doon ki topp ci man donc caractère sensible boobu moo tax souvent lu si bëri man maay dem jël sumay responsabilité écarté si ñëpp parce que mbiru prison lañ fay wax neexul nguur gi tey neexul nguur gi suba parce que li ñuy wax aussi dëgg rek moo ko laal te kenn mënu ko dindi maa ngi lay sant di rafetlu sa liggéey bu baax a baax di kër gi dafa ma neex saa bu ma ñëwee dama koy wax ne fii dafa am ambiance moi j'aime l'atmosphère j'aime bien kër gi te je vous promets que incha allah bu ma xoolee suma agenda suma disponibilité je vais revenir ñu xool nu ñuy waxtaane pour que may ñëw fii à part Walfadjri di defal justiciable yi ay émission yu jëm ci wàllu justice ça je vous donne ma part. waaw loolu moom Babacar dinañu neex acca mu doon sa émission hashtag news doon ci dara rek nga xamante ni moo di Ibrahima Sall di njiitu ASRED gannaaw Vibe Radio point seen application beeg ci ñun teew nañ Mamadou Fall ak Babacar Kane doon leen dégtal émission bi di leen jox dig daje ay bés ba ñu dëgmal waaye 14 heures incha allah rek di ngeen ko am ci YouTube bi jàmm ak jàmm.